téléspectateurs ak internet yu Welcome TV indi leen li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi njëkk ko ëttu yëglekaay boobee di l'Observateur di Les Échos. Fin du dialogue national, désaccord sur les points les plus importants, suppression de l'article 80, Pastef dit niet, chef de l'opposition Pastef divers son installation pour cause de contexte et de coût, la question des fonds politiques différés, les accords sur les modes de scrutin aux législatives et territoriales. Mu mel ne nag gannaaw ba ñu ndeer keppe li nga xamante ni mooy dialogue national ba nag am na yenn point yi nga xamante ni ña ko doon waxtaanee jubóowuñ ci maanaam kujje gi ak ñi nga xamante ni nag ñoo jiite réew mi lu ci mel ni article 80 ba nga xamante ni nag day protéger lii di président de la république parce que moom nee na du ko teggi benn yoon waaye nag li nga xamante ni jëm na ci kan moo nar a nekk chef de l'opposition mu mel ne nag mbir ma tamit ba léegi daa tagga témbe maanaam déggoo gi daal des na ca loolee ba tamit ci li nga xamante ni mooy fonds politique yi nga xamante ni tamit waxtaane woon nañ ko tamit ba léegi tamit loolu tamit daa tagga témbe de maanaam kenn mënu cee wax lu leer fi mu nekk nii ndax nag dafa am ay points yu nga xamante ni d'accorduñ ci li tamit jëm ci ay désaccord jëm ci li nga xamante ni mooy wàllum élection jëm ci élection législative yeeg élection territoriale yi jëm nag ci nan lañ koy defee ci wàllum scrutin bi bu mel ne tamit loolu ba léegi tamit déggoowuñ ci maanaam entre kujje gi ak ñi nga xamante ni ñoo yor réew mi ba tey ma des ci ëttu yëglekaay boobee di Les Échos. Recours pour la mainlevée des comptes bancaires, les avocats de Farba Ngom et de Tahirou Sarr toute griffe dehors, 4 heures d'intense joute où il démonte le juge d'instruction. L'avocat général reste inflexible. La chambre d'accusation renvoie les parties au 13 juin. mu mel ne nag ba tey diggante ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr ak Farba Ngom seen mbir ba léegi ma ngay wéy ca yoon jëm nag ci mi nga xamante ni mooy seen compte bancaire yooyee ñu war a lever. mu mel ne nag ña ngi cay yëy yàbbi ay avocat am nag fi mu nekk nii ña ngi cay dox tànki jéego diggante ki nga xamante ni mooy Farba Ngom ak kii di Tahirou Sarr ngir loolee tamit mën a yem mu mel ne nag chambre d'accusation bi moom yóbbu na mbir ma ba le 13 juin far nag ñu fas yéene ko càmbar ci diggante ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr ak Farba Ngom. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. La Tribune, l'opposition pointe du doigt des divergences profondes. La majorité n'a pas voulu prendre en charge les positions de l'opposant Ousmane Sonko. Les désaccords portent sur la suppression de l'article 80 du code pénal, l'exercice des libertés publiques, le statut de l'opposition et de son chef, le cumul de fonctions, etc. mu mel ne nag ba léegi ëttu yëglekaay boobee di La Tribune di kan na ci dialogue national boobee moom gis na nag majorité bi daal lu ëpp ci li nga xamante ni mooy opposition bi teg na ko ci table bi moom da koo faxas àndu ca benn yoon. mu mel ne nag am na ay désaccords yu bëri yu nga xamante ni ca dialogue national boobee nemmeeku nan ko. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Vox Pop, fin du dialogue national sur le système politique, consensus, désaccord, point en suspens, détail des rapports de 3 commissions, 100% de consensus dans la commission réforme institutionnelle, 94% processus électoral, 26% démocratie, liberté et droits humains. mu mel ne tamit ëttu yëglekaay boobee di Vox Pop di kat na nag ci njeexantalu li nga xamante ni mooy dialogue national ba neen nag am na yu déggoo waaye am na yu nga xamante ni nag ak wuute am na ca. mu mel ne nag ñetti commission yenn defoon lu mel ne nag li nga xamante ni daal mooy commission réforme institutionnelle ba ñoom moom si yëpp la ñu déggoo ba am 100%. waaye nag bu ñu demee ci li nga xamante ni mooy processus électoral ba 94% rek lañ ca am na yu nga xamante ni déggoo wuñ ca. bu ñu demee nag ci li nga xamante ni mooy wàllum démocratie liberté ak li nga xamante ni mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi loolu nag 26% donc lañ ca am. ñu jàpp ne nag ndaw na ndax lu ca ëpp moom lii di kujje bi ak opposition bi déggoo wuñ ci. ma dem ci benn ëttu yëglekaay. Sud Quotidien, clôture du dialogue national entre consensus et divergence, le Sénégal à l'écoute du président Diomaye. mu mel ne nag moom noonu la ko defee ci xëtam bu yëkk di kii di Sud Quotidien. mu mel ne nag dane li nga xamante ni mooy dialogue national ba daal ndar képp nañ ko fi mu nekk nii nag Sénégal gépp mi ngi bàyyi nopp ki nga xamante ni mooy président de la République. gannaaw nag bu fekkee ne dialogue boobu bañ ko defee am na yu ñu d'accord am yu ñu déggoowul waaye président moom waxoon na dialogue boobee lépp lu ci mën a jukkee moom dana ca ànd daal di koy doxal. kon nag fi mu nekk nii président de la République moom la ñu déglu ca boo bépp dialogue ak lañ ca tënk. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Le quotidien, eurobond de 450 milliards de francs CFA, les intérêts du Sénégal en chute libre, les actions du pays perdent 7,3%, là où d'autres pays africains gagnent 3%. mu mel ne que le boobe di Le Quotidien dikk na nag ci eurobond yi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy leb lu toll ci 450 milliards. mu mel ne nag intérêt ba moom fi mu nekk nii dafa yokku parce que day toll ci 7,3%. moom nag mu leen ko xamle ci xëtam mu njëkk. mu mel ne Sénégal fi mu nekk nii nag ma ngay gën a dugal boppam ci guuta jëm ci wàllum leb bu fekkee ne nag fi mu nekk
nekk nii réew mi ma ngay perdre 7,3% ci leb googee muy lépp kantaan ak yeneen réew yi ñoom ña ngay gañe lu toll ci 3% moom na loo ko xamle ci xëtam wu njëkk di Le Quotidien ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. L'Observateur, visite de travail en Côte d'Ivoire, Guinée, Sierra Leone, ce que cache la tournée de Sonko, les gens diplomatiques d'une offensive régionale décryptée au scalpel par des experts en relations internationales. mu mel ne nag te yëglekaay boobee def na ci xëtam bu njëkk président Ousmane Sonko di parti bu Pastef boobee mu jiite waaye nag di premier ministre bu Sénégal ne nag moom ki nga xamante ni mooy premier ministre boobee am na ay tournée yu muy def foofee ca Côte d'Ivoire, Guinée ak Sierra Leone waaye moom dafa jàpp ne ci xët bu njëkk boobu ko def foofee di L'Observateur ne daal am na lu mu wund moom kii di premier ministre Ousmane Sonko ci tukki googee mu tukki ak nemmeeku yu muy nemmeeku yooyu réew mu mel ne am na lu làqatu ca biir lu les waxul ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Direct News, Tabaski quand la fête devient au cauchemar pour les chefs de famille. La Tabaski est l'un des événements, sinon l'événement que je redoute le plus en 5 ans de mariage. Toutes les crises que j'ai connues au sein de mon foyer sont relatives à cette fête. Mon épouse a des exigences folles que j'arrive à satisfaire péniblement et poursuit-il l'histoire risque de se répéter. Pour moi, elle a encore fixé la barre très haut, confie Moussa Diop. Ma femme ambitionne d'aborder un tissu très cher de Getzner qui avoisine la centaine de milliers de francs CFA. À cela, j'ajoute un bélier gras et des parures de haute gamme. Sans cela, je risque de passer des moments d'enfer. Il me faut faire de nombreux sauts d'obstacles pour réaliser ces vœux relève Moussa Fall. Pas de question de rayul mu dee moom noonu la ko xamlee ci xët wu njëkk woowee di Direct News yi jëm nag ci wàllum tabaski bi mu mel ne nag am na ñu nga xamante ni ay borom kër lan fi mu nekk nii nag ñu ngi jàngoon tey ay jafe-jafe yu métti ba gannaaw nag seeni soxna di leen teg yu nga xamante ni ñoom dañoo jàpp ne sax da nga koy def waaye mënuñu ko ndax métti na ci ñoom ak fi jamono toll kii nag di Moussa Fall moom indi na ci ak leeral di Moussa Fall moom yi nga xam ne nag xam ne daal li nga xamante ni mooy moom tabaski day indi ay gàllankoor ci li nga xamante ni mooy sëyam gannaaw sax ba jabaram moom da koy wax ne di nga ma xotti lépp jasneer jëndal ma ay takkaay jëm ci wàllum li nga xamante ni mooy tabaski boobee teg ci nag xar mu punkal mu nga xamante ni du xar moo xamante ni rey mu dee la wala reyul mu dee mu mel ne nag kon tabaski daal am na ay jafe-jafe yu ci am ci yenn ci borom kër yi ma dem ci beneen ëttu yëglekaay foofu leen koy jeexalee mbokk yi réew mi sport match contre l'Irlande et l'Angleterre Papa Matar Sarr forfait mu mel ne nag diggante match yooyee nar a dox ci Angleterre ak Irlande kii di Pape Matar Sarr nag du ko fekkee ndax dafa forfait moom nag joueur boobee di ab international nekk foofee ca Tottenham moom Pape Matar Sarr di joueur bi nga xamante ni am na solo lool ci milieu terrain bu Sénégal waaye nag fi mu nekk ni match yooyu nga xamante ni Sénégal dëgmal na ko muy Angleterre ak Irlande di ay match amicaux moom nag du ca bokk kii di Pape Matar Sarr mbokk yi lee fi gënoon a fës ci ëttu yëglekaay yu la ko doon yeggee jox la dig daje ëllëg ci yenn ëttu yëglekaay yu fi gën a fës jërë ngeen